wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di dellusiwaat ci Comme Actu di waxtaan tuuti ci situation wu Afrique ndax am na temps yi suñu réew yëngatu woon na fi ci ginnaaw ñu doon wax mbokk yi ne leen bu ñu seetantaatul xoolaat bu baax suñu relation ak France ak li ñu tuddee France Afrique mooy français yi bi ñu waxee ne jox nañu suñu soi-disant indépendance yi ak ci façon yi ñu ko joxee li nga xamante ni moom moo ci topp ñu jàngat ko bu baax ci ni ñu doon traité suñu indépendance boobu ak suñu état yi nga xam ne dañ jàpp ne ay état yu indépendant la ci jekku bi ñu jekku ci wàllu bàyyi fi ba léegi ay base yoo xamante ne ay base militaire la ñu nekk fi ak xëy na wàllu économie ci franc bi nga xamante ni jël nañ ko samp ko fi mu nekk alal joo xam ne daanaka ci seen loxo la nekk ñu gën ñu cee mën a jekku ba noppi tamit am lëkkaloogu ñu lëkkaloog ñun tamit ci wàllu économie ci wàllu li fi nekk ci wàllu njariñ ak yu mel noonu ak wàllu politique bi ci ñi nga xam ne ñoom lañ fi installé comme ay président ci di xeex ñenn ñi nga xam ne jàpp nañ ne bu ñu jëlee réew yi dañuy sori France njariñ li fi français yi amoon ci Afrique fii surtout Afrique francophone dañ koy ñàkk loolu waral ñu fi doon créer ay rébellion ay guerre civile indi fi ay problèmes yu bari rey ci ay leaders yu bari yoo xamante ne ay leaders africains yoo xam ne ay fippukat lañu woon yoo xam ne dañ doon bañ di xeex pour seeni réew moom seen bopp français yi xeex def nañ ci loolu ay ñaawteef yoo xam ne boo ko jàngatee ci histoire diggante France ak Afrique ñaaw na ba fa ñaaw yam mais li metti ci xol rek mooy africains yi dañu am mémoire courte ñaawteef yooyu leen tubaab bi di def yépp ce qui est dommage mooy da ngay gis ne suñu intellectuels yi nga xam ni ñoom ñoo fi nekk di wax nit ñi di leen déglu dafa mel ne comme jànguñu histoire dafa mel ne comme amuñu patriotisme bu nekk ci ñoom ndax loolu pour man koo xam ne am na mbëggeel ak cofeel gu nekk ci sa réew ak bëgg boo bëgg sa réew développé am xëy na njariñ am développement am kàttan ak alal war nga quand même boo xoolee lu mel noonu ak injustice bi ci nekk ak nooteel gi ci nekk ak buux bu ñuy buux di ñu gën a enfoncé di ñu noyé ci pauvreté ñàkk ndóol ak néew doole ak dellu ginnaaw pour gën ñu mën a jekku gën ñu mën a jariñoo ndax ñoom seen influence ci àdduna bi daanaka bu ñu ko waxee Afrique la ndax presque doo gis yeneen continent yi ak yeneen bërëb yoo xamante ni xëy na ay théâtre la yoo xam ne am na ay conflits yu fa am daanaka amuñ fa doole ndax foofu buñ fa demee am na ñeneen ñu ko séqal ñoo xam ni ñooñu ñoo leen ëpp doole mais bu ñu ñëwee Afrique ñu wan nag ne ñu fii moom seen bërëb la seen chasse gardée la seen précaré la boo xamante ni fii nañ leen bàyyi ñoom ñu lijjanti ko ñu yàgg di am seen i monsieur Afrique yoo xamante ni ñoom am na ku ci siiwoon ku ñu doon tuddee Jacques Foccart ñoo xamante ni ñoo daan dugg ci biir suñu monde politique bi jaxasoog suñu homme politique yi di teg ak ñoom ay deal ak di nas ak ñoom ak di nocceek ñoom ngir ñu gën di continuer di dox ci intérêt France waaye tamit seen ambassade yi nga xamante ni ñi ngi fi nekk daanaka rôle boobu la ñuy jouer ci fexe bi ñuy fexe di ràbbaloog suñu soi-disant élite bi ñu fay dem dégg nga ñuy jëflante ak ñoom ci benn maanaam ñàkk solo ak doye di boo xam ni da ngay xam dëgg-dëgg africains yi ñu ci bari ci ñoom ci ñi wane ne dañoo jàng tey di wane ne ñoom ñooy intellectuels yi ñoom ñoo war a nekk na jiite ñoo war a def nangam ñu ci bari ci ñoom ay complexe lañ ndax ambassade yooyu daanaka ci la français yi di gën a saytoo suñu nitu politique yi gën leen a jekku ba ñuy nekk ci loo xamante ni ak di doxal loo xam ne ci intérêt tubaab yi lay nekk. léegi boo xoolee jamono yi nii dafa am benn mbir bu bees bu am boo xam ni africains yu bari bàyyiwuñ ci xel te lii raam ci ñag bi la jëm war nañ def ndànk bu baax a baax moo xam fii Afrique de l'Ouest la wala Afrique centrale la ndax benn bi mooy Mali ak Tchad beneen bi ci des mooy Centrafrique Mali am na problème mu lu ñu fa doon tudd ci rébellion ci kaw ci seen diggante ak Touareg yi ba yàgg ñu dugal ci affaire islamisme surtout ak toj gi ñu toj Libye te français yi ba léegi dugal ci seen loxo ndax loolu ba léegi africains yi jànguñ ci ndax lan moo xewoon Libye li xewoon mooy soulèvement bi amoon jóge fu mel ne Benghazi Kadhafi jóg
ne loolu daf koy réprimer dafay jëfandikoo kàttan pour dakkal ko ñooñu daal di yuuxu wàllu ne na leen occidentaux yi wàllu na ONU voté ne bu Kadhafi jëfandikoo avion mi pour di leen bombarder ñu daal di dem ONU waxtaan fa ne léegi pour protéger civils yi nekk Benghazi ndax bañ Kadhafi massacrer leen nañu léegi daal di voté ne kon am na benn espace aérien boo xamante ni bu ko avion Kadhafi yi survolé mooy no flying zone léegi bu ko defee loolu ñu yem ci pour ñu protéger civils yi aar leen loolu bi ñu ko waxee ci la ñëpp daal di ànd ci ne kon nañ ko voté ñu nax ci loolu Russie ndakate loolu daanaka ñoom dañ ko doon jëfandikoo comme prétexte pour mën a dugg ci biir guerre bi am na yeneen mbir yu nekkoon ci seen ginnaaw américains yi def guerre par procuration parce que boobu Obama mënutoon a dugaat ci yu mel noonu ci ay guerre ndax dafa ñëwoon indi mission wu ne moom jàmm moo ko tax a jóg te waroon na dakkal guerre yi nga xam ne ci avant muy ñëw ku mel ne George Bush taaloon na ko fi dugal ci américains yi embourbé leen ci ba nga xam ne américains yi bëggoon nañ ci génnaat mu bàyyi mission boobu ak Sarkozy sauté ci occasion bi pour régler ay comptam ak Kadhafi parce que Kadhafi da leen doon yàqal seen politique Afrique ndax daf doon ñëw di gëmloo chef d'état yi ne leen da ngeen war a fippu dagg seen rapport ak tubaab yi seen ngeen xoolaat seen relation ak surtout français yi bàyyi ñàkk fayda gi ngeen ñàkk fayda seen diggante ak français yi dañ leen a tooñ coloniser leen teg leen ay toor yu bari yoo xam teg nañ leen ko seen li ngeen nekk ci ndóol ak ñàkk ñoom ñoo ko waral ñëw na fii ba fii wax ko fi Sénégal fii ci suñu assemblée nationale bi di wax ne africains yi dañu war a booloo def seen union boo xamante ni dañuy demal seen bopp am seen monnaie wu bopp am seen front monétaire wu bopp am seeni satellite bopp te pare na pour jël alalam def ko ci loolu ñu xam ne kon Kadhafi mi nekkam bi mu nekk fii di jéem a dajale chef d'état africain yi di leen retourner contre français yi loolu du seen intérêt Kadhafi Sarkozy profité ci conflit boobu amoon Libye ñu intervenir ci loolu daal di dem dugg ci guerre bi armée ñi nga xamante ni bi ñoom ñooy normalement ñoom ay terroristes lañ leen waroon tuddee ndax am na ci ñu doon xeex ak moom ñoo xamante ni tubaab bi terroriste lañ waroon tuddee mais comme xeex bi ñoom seen njariñ la seen intérêt la dootuñu ko jox turu terrorisme dañ koy jox turu révolution turu soulèvement turu rébellion pour mën koo nangu pour mën koo cautionner wane ko ci anam boo xam ne bu rafet la mooy chaque fois tur yooyu ñuy jëfandikoo lii bu leen neexulee ñu ne terrorisme la pour diaboliser ko lii bu fekkente ni bëgg nañ koo jàppale ñu ne rébellion la rébellion yu bari yoo xamante ni mi ngi fii tey Afrique di déstabiliser ay réew ñi nga xamante ni ñoo ko jiite France lañ nekk jaaxaan kenn lancé wu leen ay mandat d'arrêt ñu poursuivre leen kenn accusé wu leen de terrorisme te loolu moom mooy feeñ ci li nga xamante ni moo xew Tchad rey bi ñu rey Idriss Déby dafa commencé woon di fippu te loolu mooy ñëwaat Mali dafa commencé woon di fippu retourné wu contre français yi te seen pion la woon ndax ñoo ko fa teg jàppale ko depuis ci bi ñu renversé Hissène Habré jóge ci loolu topp Hissène Habré di ko tuumaal ne dafa def ay crime de guerre ndax xëy na am na ay guerre yu amoon yoo xam ni jàpp nañ ni ay dereetu tubaab tuuru na ci affaire boobu metti na leen ñu topp ko juge ko ba tëj ko te ki nekkoon chef de guerre am nekk général am mooy Idriss Déby kenn laalu ko ñu jël ko teg ko ci pouvoir bi mu nekk seen pion mu nekk fa lu mat fanweeri at di doxal nguur gi ñu koy jàppale mais bi mu demee ba commencé changer discours am di commencé di leen wan ginnaaw di wax ne dañ leen a exploité dañ leen di jëriñoo te loolu dafa war a dakk am na extrait bu mu ci def boo xamante ni ci campagne électorale bii passé laata ñu koy rey dinañ ko dugal teg ko kon ñu déglu ko après dellusi wax. Aux ennemis de cette nation, vous trouverez ailleurs en Afrique la même chose. Des gens qui se substituent de hier à ceux qui nous ont colonisés, à ceux qui nous ont pillés, pour encore nous maintenir dans l'esclavage, dans le colonialisme, continuer à piller nos richesses et plus jamais, nous Africains, nous devions nous battre. Tous azimuts. Ça ne se donne pas, ça s'arrache. On doit arracher comme un
doit arracher cela. On doit arracher cela. Aujourd'hui, tous les pays connaissent, beaucoup de pays connaissent des problèmes d'insécurité. Ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est tombé du ciel? Financé par qui? Armé par qui? C'est l'extérieur toujours. Donc, toutes les stratégies sont montées pour que le continent n'avance pas. Toutes les stratégies sont montées pour que l'Afrique reste ce qu'elle est aujourd'hui. Et on continue à assassiner les hommes politiques. On continue à assassiner, comme on a assassiné François Tobabaye, qui avait refusé le pétrole, qui a refusé le pétrole de donner à la France et qui a donné aux Américains. Et il avait dit, le jour où signait la convention avec ExxonMobil en son temps, Ponoko, j'ai dit, Ponoko en son temps, à Toba, en 1972, je suis en train de signer mon arrêt de mort. C'est ce qu'elle avait dit en son temps. Exactement, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. bi nga xamante ni Idriss Déby commencé na génne discours bu mel nii ñu rey ko rey bu louche daal di jël doomam installé ko au pouvoir ci loo xamante ni normalement bu fekkente ni lu mel noonu am na nañu respecter li constitution bi wax ci kan moo war a remplacer président bi ñu gaawantu def ay élection bu ko defee transition am ñu installé beneen gouvernement mais gis nga Macron dafa gaawantu dem fekke ji suul bi ñu ko doon suul denc bi ñu ko doon denc ak mën nga wax sax introniser bi ñu doon introniser doomu Idriss Déby muy Mahatma loolu nekk lu louche loo xam ni dem bi mu dem foofu noonu ci jamono jooju fekke yooyu taxawu ko mooy wane ne kon ñoom ànd nañ ci loolu appuyer nañ booy bi jàppale nañ ko kon mu nekk ne deewu Idriss Déby lu bari war nañ ko ci jàngee ci ni ñu waxee ne noonu la deewee naan dafa demoon sur le front rébellion bu amoon ñu rey ko te rébellion boobu ñan ñoo nekk ci ginnaaw ñi nekk ci ginnaaw ay nit lañ yoo xamante ni France lañ nekkoon ndax ki ko jiite France la nekkoon ci parti socialiste tubaab yi yar ko jàngal ko mu ñëw ci dëkk boo xamante ni ñoom français yi jàpp nañ ne seen allié la ki fa nekk ci ñoom seen pion la ñu bàyyi koo xamante ni seen réew la jóge di ñëw foofu di ko déstabiliser dafa indi rébellion dafa indi ay fitna loolu yëpp di wane ne ay pion la ñuy jël di leen jëfandikoo pour di déstabiliser réew yi nga xamante ni réew africain yi pour jàpp leen jekku boo xam ni chaque fois ñoom tubaab yi dañuy dellusiwaat ci yëf yi kenn mënu leen ci exclure ci jeu bi di nga leen soxla te loolu tamit mooy ñëwaat Mali rébellion la woon ci tàmbali bi ñu dem ba ci biir nga dégg ci affaire jihad ndax bi nga xamante ni toj nañ Libi rey Kadhafi reyin bu ñaaw jàpp ko jël ko jox ko gars yi ñu doon tuddee ñoom ay insurgés ñu jël ko rey ko jal ko ci benn pick-up di daw ak moom ci mbedd mi filmer ko photo ko summi ko ci façon bu horrible xanaa bu fekkee ñoom jàpp nañ ko ñoom tubaab yi ñu jël ko dem yóbbu ko tribunal pénal ñu àtte ko mais xam nañ ni buñ ko yóbbee lu bari ci ay secret dina feeñ kon warul woon a wax ñu daal di koy liquider te jàpp yooyu ñuy jàpp di yóbbu tribunal pénal gis nga li leen ci dal seen diggante ak Laurent Gbagbo bi nga xamante ni bi def nañ élection mu am ay njuuj njaaj yu rëy yu ci am moom mu ne moom àndul ci résultat yi nañu recompter waat voix yi affaire bi commencé indi coow am ñoo xamante ne génn nañ ci turu conseil constitutionnel bi ñu déclarer ay résultats daal di koy moom jox victoire bi kaaw Alassane Ouattara yi dañoo jóg jël ay ngànnaay di xeex xam nga loolu bu fekkee dañuy wax ci démocratie lañ nekk am na ay recours yoo mën a def mën nga yóbbu mbiri ci yoon mën nga mais defuñu loolu ngànnaay dañ jël di xeex rey ay nit yu bari affaire bi indi jàppante tubaab yi dugg ci ne Laurent Gbagbo dafay dafa foqar ñu nguur gi dañ koo gañe mu foqar ñu nguur gi ñoom ñoo wax ne dañ koo gañe te yaakaar naa bu élection amee Côte d'Ivoire du France mooy wax kan moo gañe Ivoiriens yi nga xam ne dañoo moom seen bopp nekk ci seen réew ci seeni instance ñoom ñooy wax kan moo gañe yaakaar naa France bu ñuy voté élection am fa mu am ay problème ku gañewul du un président africain mooy toog fi di décréter kan moo gañe Union africaine dem topp ci ginnaaw français yi ne waaw kon Alassane Ouattara moo ko te Alassane Ouattara xam ku nekk xam na ne pion tubaab bi la FMI la nekkoon mooy ancien premier ministre au fait
ci seen agenda lay dox. Laurent Gbagbo comme dafa nekkoon di dëgëranteeg ñoom bopp ñu daal di koy duma jëfandikoo kàttan ñoom ak ONU bi nga xamante ni bi ñoom ñoo fa nekkoon di mission wu ONU bu fa nekkoon ñu duma ko fekk ko fa mu nekk jàpp ko moom ak njabootam wommat leen diggu bëccëg toroxal leen jël leen yóbbu leen jox leen ñi nga xamante ni ñoom lañ doon jàppanteel. te ku nekk xam na ne rebelle yooyu nekkoon ci nord bi ñoom Guillaume Soro ñoom seen général boobu ñu doon wax Ibé ku nekk xam na ni ñooñu li ñu rey ci ay nit ak li nekk taq ci seen loxo ci ay deret kenn xamul nu mu toll te am na ci loo xamante ne camp wu Alassane Ouattara ñoom lañ koy askan rek génnuñ ci waaye kenn waxu ci kenn neewul nañu def ay enquête pour xam exactement yi fi fu mu féete ak nu mu demee dañoo jël camp wu Gbagbo jàpp leen moom ak ki nga xamante ne bi moom mooy Charles Blé Goudé bi nga xam ne moo jiite woon jeunes yi daal di leen yóbbu tribunal pénal ñu def fa lu mat fukki at fan lañ mujjee non-lieu bi nga xamante ne bi dañ leen àtte dañ gis ne amul duñ leen mën a toppee ñu bàyyi waat leen ñu war a dellu seen réew léegi lañ jékki-jékki waat Fatou Bensouda boobu nga xamante ni moom mooy procureur général bu tribunal pénal bi te mu nekk Gambien bi mu daal di wax ne dina moom tamit defaat ay poursuite pour camp wu ki nga xamante ne bi mooy Alassane Ouattara ndax ñoom itam am na ay mbir yoo xamante ne def nañ ko amul benn sens kenn xamul lan la ci wane rek foowe gi ñuy foowe Afrique ak foowe gu ñuy foowe suñu sécurité di ko foowe suñu stabilité yi réew te lépp loxo français yi moom moo nekk ci ginnaaw pays anglophone yi sax yenn yi doo ko fa dégg ndax quand même am na loo xam ne dafa ëpp Mugabe nekk na fi tenir tête anglais yi di dàggasanteeg Tony Blair di def lu ko neex embargo nañ ko naam mais anglais yi jëluñu ay rébellion ak jël ay ngànnaay yóbbu ko foofu di def yenn yu ñaaw yi léegi bu nga xamante ne bi loolu am na ñun waroon nañ ci jàng suñu réew yi jàng ci français yi doxalin yi ñaaw yi ñuy def léegi tey Laurent Gbagbo delluwaat na amul luñ ko doon toppee léegi nañ ko delloowaat nguuram kon mais delloowaatuñu ko nguuram parce que tribunal pénal bu fekkente ne ñoom tubaab yi gëm nañ ne tribunal la boo xam ne ci maandute lay àtte ba tax ñoom ñu jëloon ko yóbbu ko fa bu ñu àttee ne waruñu koo toppee dara kon léegi nguur gi ñu nangu woon ci moom jox ko kële léegi nag waaye loolu yëpp du mujj fenn léegi bu nga xamante ni gis nañ Mali toj giñ toj Libi ñu ne ay islamistes ñëw nañ fa ña ngay xeex léegi ci waa turul islam affaire bi gën a jaxasoo léegi loolu dafa daal di jox tubaab yi sañ-sañ pour ñu ñëw mën a dugg ci yëf yi ndax dafa jël beneen forme boo xam ne ñoom da leen di jox sañ-sañ sur le plan mondial sur le plan international pour ñu mën a dugg ci yëf yi ndax yàgg nañ bëgg a dugg ci coowu Mali mais mosuñu am bunt buñ ci duggee ndax maliens yi mosuñu bëgg français yi installé wu foofu indi fa seen kattan indi fa seen doole mosuñu ko bëgg seen problème bi ñoon am ak seen rébellion bi dañ ko doon jéem a xeex di ko jéem a lijjantil seen bopp mais mosuñu bëgg français yi dugg ci ndax yu bari moom moo ko waral ci réalité wu Mali ci boppam waaye nag bi nga xamante ne jël nañ ko léegi jox ko cuubu léegi jihad ak affaire islamisme dafa jël beneen forme ñu ne léegi gars yi te ku nekk xam na ne Mali seen armée bi am taxu ko woon am doole trop ndax joxe amuñ trop yenn ngànnaay yi ñu ne gars yi ñi ngi ñëw jël nañ ay réew ay dëkk ñi ngi jóge ci nord bi di ñëw ba gaawoo ak di jëp si ci li ñu wax ci capitale bi Bamako ñoo xam ne ay pick-up lañ yor yoo xam ni daanaka sax taxu koo bëri léegi nag ci lañ waxee ne maliens yi tiit nekkoon na leen français yi dimbali français yi ñëw intervenir daal di freiner li nga xamante ni mooy progression wu jihadistes yi ñooñu tamit daal di xëy na disparaître dans la nature kenn gisatu leen kenn xamatul seen mbir te yaakaar naa xëy na contingent boo xam ne mbooloo moo xamante ne ci ñu yor ngànnaay di xeex ak kum réew ak réew nu mu toll ak état boo xamante ni état ak armée boo xam ne armée wu état la nu mu toll ay individu yu dajaloo jaamaarloo moom di ko duma bay dem bëgg a jëli capitale bi xanaa war nañu yor ci ay ngànnaay ak bëri doole ci loo xam ni bu armée française bi ñëwoon di xeex ak ñoom au moins pënd dina jóg dinañ gis mbooloo après dinañ gis ñooñu seeni trace waaye dañoo daal di réer complètement seey mel na comme ñoo xamante ni daal mosuñu woon exister mu nekk lu doy waar lu teeyoon xel ci jamono jooju waaye ci lañ ñëwee daal di installé wu def fa seeni base daal di ñëw campé nag Mali boobu ba léegi nag wuñ faa jóge jël conflit bi internationalisé ko dugal ci ONU ñëw fa ñu jox ko beneen dimension boobu ba léegi ñu ngi fa bu ñu toogee quelque temps Maliens yi commencé wax seeni waxi dem attentat daal di am comme par hasard
bu attentat amee ay nit dee ci loolu gën a confirmer kon ne ñoom seen nekk bi foofu am na njariñ ñu nekk fa. waaye loolu gis nga boo gisee yi nga xamante ni da nga koy gis ci fan yi nii ci coup d'état bi fa amoon ci 2020 ak jamono yii li fa amaat ci bëgg a installé waat foofu benn gouvernement de transition ak li fa am ci la fekk ñu jiital ñenn ba ndaw lañ joxoon moom ak Mokhtar Wane pour ñu def gouvernement dëppook ñoom ci ay conditions ñoom militaires yi ci seen camp le capitaine Goïta seen camp boobu nga xamante ni bi foofu moom maanaam ñooñu moom mën nga wax ni kat yi ñooñu dëgg-dëgg Mali ñoo ko moom li ci ëpp seen kii yi bu ñu koy def seen coup d'état yi bu ñu koy def foofu lay jógee seen béret vert yooyu boo gisee le colonel Sanogo ci ñoom la bokkoon. li gënoon a tax sax xëy na Mali seen armée bi xaw a am tuuti ay rëngi-rëngi ak yenn yi mooy seen ñoom béret rouge yi ak béret vert yi jubawuñu woon am na benn jàppante bu fa amoon boo xam ne rayoon nañ ci ñu bëri lu tollook ay 40 militaires yu ci deewoon ñi ci ëpp ci ñoom ci béret rouge yooyu lañ bokkoon ndax dañ jàppoon ne ñooñu dañ leen a waxoon privilégié ndax ñu jàng lañ ay officier lañ ak yooyu alors que béret vert yi dëgg-dëgg ñoom ñoo gën a jekku armée bi ñoo ko gën a jekku moo tax chaque fois boo gisee ay coup d'état yi fa am ci ñoom lay jógee. waaye bi nga xamante ni dem nañ ba war a def gouvernement bi ci la kii daal di interveniraat militaires yi jàppaat ba ndaw ak Mokhtar Wane yóbbuwaat leen fële ci seen camp bi léegi daal di wax ne respecté wuñ termes yi nga xam ne waxante woon nañ ko ak ñoom gars yi li ñu wax nee nañ c'est parce que français yi ñoo ci dugg parce que militaires yi li ñu bëggoon mooy jéem a deal ak Russie ci suuf. pour ñu armer leen pour ñu jàppale leen ndax dafa am temps yi benn affaire loolu laa doon wax sànq ci ne war nañ def ndànk bu baax a baax ci sous-région bi mooy Russie dafa ñëw léegi Afrique maanaam Vladimir Poutine mi ngi Afrique ay xaw ma milice laa koy tuddee xaw ma ay milice privée ay mercenaires am ñi ngi fi te ñi ko jiite ay nit yu ko jege lañ mais defu ko ci façon bu officielle boo xam ne dañ naan Kremlin moom moo fi yónnee ay kii militaire ñi mu yónni fii ñu ñëw fii ay milice privé lañ mais dëgg-dëgg moom moo leen yabal benn groupe la boo xam ne ñu ngi tudd Wagner ay militaires ñoo fa nekk yoo xamante ne ay mercenaires lañ yu équipé wu yu mën a xeex yoo xamante ni fi mu nekk Centrafrique ñoo fa nekk di tàggat seen armée bi ndax Centrafrique tamit ki nekkoon pion wu tubaab yi mooy Bozizé François Bozizé le franc-maçon te chaque fois gis nga suñu gouvernement yi suñu gars yi fi ñu leen di jàpp mooy ci seen réseau yooyu seen société secrète yooyu nga xam ci lañ leen di initier ci lañ leen di jàpp ba def leen seen i taalibe bu ko defee lu ñu leen sant loolu la ñuy def nekk taalibe wu tubaab yi li tax ñuy bëgg suñ président yi di nekk ci seen société secrète yooyu pour gën leen a lier ci beneen forme ak France ba jekku leen téye leen fi mu nekk gouvernement bi fa nekk dafa woon complètement France tubaab ginnaaw di collaborer ak Russie pour Russie yoral ko li nga xam ne mooy sécurité am ndax ñoom bi guerre civile amee foofu jàppante am fa xeex am fa dañoo demandé woon conseil de sécurité ñoom centrafricains yi pour ñu def embargo foofu ci wàllu armement yi dugg ci dëkk ba pour ñu téye ko bañati leen jaay ay armes ndax xeex bi ñu ngi rayante seen biir mais bi ñu demee ba jamono ba nguur am fa semblant état am fa boo xam ne soxla nañu kàttanal ko pour mu mën a jaamaarloog ñi nga xam ne ñoo koy bëgg a daaneel di rébellion yi di rebelle yi gars yi taxul ñu teggi li nga xam ne mooy embargo bi ñu ko bëggee teggi français yi ñoo ci dëgg seen tànk ndax lu tax ndax jàpp nañ régime bi fa installé wu nekkul ci seen ñoom njariñ léegi pour bañ may ko doole ak pour bëgg koo gën a mën a yëngal ñu continuer maintenir embargo bi ñooñu tamit mujj wëlbatiku dem rattaché wu ci Russie jàppale leen ci loolu ci ñu mën a am ay ngànnaay doyatu ci sax ñu yónnee leen ñoo xamante ne bi ay militaire lañ yoo xam bon ci sous forme de xëy na benn milice privée ñu yónnee leen ñoo xamante ne bi ñoom ñooy ñëw pour tàggat seen soldats yi te ñooñu ñu ngi fa fi mu nekk nii Jean-Yves Le Drian bi nga xamante ni léegi fi mu nekk ñeneen mooy monsieur Foccart bu France yore seen diplomatie bi wax na ci ne na Russie xam ne seen groupe boobu di Wagner ñi ngi leen di bàyyi xel xam nañ leen gis nañ leen. Begoua, République centrafricaine. Le président sortant, Faustin-Archange Touadéra, tient un meeting quelques jours avant l'élection présidentielle de décembre 2020.
Autour de lui, plusieurs hommes armés. Visage masqué, sans écusson visible, ils escortent le candidat et scrutent les environs. Quelques semaines plus tard, d'autres hommes armés, en tenue de camouflage, entourent le Premier ministre Firmin Ngrébaba. Deux d'entre eux, hors champ, échangent quelques mots en russe. Officiellement, la Russie n'a envoyé aucun soldat combattre en République centrafricaine. Seulement quelques instructeurs, comme 7 hommes, chargés de former les soldats de l'armée régulière centrafricaine. Pourquoi des Russes, armés et en tenue militaire, participent-ils à la défense du pouvoir centrafricain? Des vidéos et des documents, récupérés en ligne et analysés par Le Monde, montrent que ces hommes en armes font partie d'un groupe de mercenaires proches du pouvoir russe, le groupe Wagner. Une entité dont on ne trouve aucune trace officielle, mais qui depuis 2012 a déjà porté les armes dans plusieurs des points les plus chauds du globe. Illustration en Libye. Depuis 2014, une guerre civile déchire le pays. Parmi les belligérants, le ministère de la Défense russe a fait son choix. Il soutient le maréchal Haftar, un ancien officier de Mouammar Kadhafi qui contrôle l'est du pays. Officiellement, la Russie n'a envoyé aucun soldat sur place. Pourtant, selon ce rapport indépendant de l'ONU, ce sont entre 800 et 1200 mercenaires russes du groupe Wagner qui se sont battus en Syrie. Le rapport liste 122 noms de mercenaires particulièrement actifs, dont 39 snipers. Le maréchal Haftar, on le retrouve sur cette vidéo, publiée le 7 novembre 2018 par son organisation, filmée au ministère de la Défense russe. On y aperçoit Valery Gerasimov, le chef des armées russes, avant que l'on repère, ici, Evgeny Prigojine, le parrain du groupe Wagner. Un peu plus loin dans la vidéo, tous trois sont filmés à la même table, en compagnie de Sergueï Shoïgu, ministre russe de la Défense. Des Russes en Libye? La question a été posée à Vladimir Poutine en janvier 2020. Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают. Вообще в зоне конфликта много всяких наемников, в том числе, по нашим данным, значительное количество наемников переброшено из Идлибской зоны Сирии в зону конфликта в Ливии. Это очень опасный процесс. Très inquiétant. Depuis 2012, pourtant, du Proche-Orient à l'Afrique, les zones d'action des mercenaires Wagner rejoignent parfaitement celles que convoite la diplomatie russe. Retour en Centrafrique. Déstabilisé par des groupes armés rebelles, le pays reçoit depuis 2018 une aide logistique de la part de la Russie. Des armes, des véhicules blindés, des hélicoptères et une centaine d'instructeurs qui ne prennent pas part au combat. Officiellement donc, la Russie aide sans combattre. En parallèle, le pouvoir centrafricain a fait appel à une société de sécurité privée, Sewa Security Services. Une entreprise russe dont on retrouve l'écusson ici ou encore ici. Une entreprise qui a pour responsable Evgeny Prigojine, l'homme à la tête du groupe Wagner. Prigojine n'est pas venu seul. À ses côtés, Dimitri Siti. Ce Russe, né en 1989 et passé par une école de commerce parisienne, est un habitué des opérations politiques clandestines. Son nom apparaît ici, dans une liste des employés de l'Internet Research Agency. Rappelez-vous, c'est l'organisation russe pointée du doigt pour son rôle dans l'élection américaine de 2016. En Centrafrique, Dimitri Siti sert officiellement de traducteur. Une mission qui lui permet d'être présent lors de réunions sensibles. Sur ses photos officielles, on le retrouve par exemple ici,
ou ici. À ses côtés, Valery Zakharov, un vétéran des services de renseignement russes, aujourd'hui conseiller à la sécurité du président centrafricain. Siti n'est sans doute pas que traducteur. Il est soupçonné par le Trésor américain d'être à la tête de l'entreprise Lobaye Invest, une société enregistrée en Centrafrique en 2017 pour exploiter des mines. Les recettes de l'entreprise permettraient de financer une partie de l'activité des mercenaires. Parti enquêter sur le sujet en 2018, 3 journalistes russes ont été assassinés dans des conditions obscures. Un groupe dont la France n'hésite désormais plus à prononcer le nom. Et donc il faudrait éviter que des tentations terroristes supplémentaires puissent aboutir dans cette région. Voilà. Mais c'est surtout la Russie qui, en grande partie, M. Bockel, par la force Wagner, c'est-à-dire pas par des forces, par la force Wagner. Celle qu'on appelle, c'est Prigogine. C'est des supplétifs. S'il m'entend là, au-delà de cette salle, qu'il sache qu'on le connaît bien. Voilà. gis nga loolu muy wax noonu di leen araftu c'est juste pour wane ne fi ngeen di dugg suñu moomeel la suñu alal la def leen ndànk ndax yaakaar naa ne bu Russie demoon di intervenir feneen xëy na wax ju mel ni du ko wax mais dañoo jàpp ne fi ñu ñëw di fi intervenir seen alal la muy Afrique la surtout Afrique francophone te Cameroun tamit ak bu Paul Biya ci tànk yooyu la nekk ndax Paul Biya fi mu nekk ni yàgg na ci pouvoir bi yàgg boo xam ne français yi neexootul ak ñoom wax bi ñuy wax ci moom ak di jéem a remettre en question démocratie bi nekk réewam ak la fekk mu nekk fa installé wu ci nguur gi bañ faa jóg loolu jur na ci moom tamit mu wan tubaab yi ginnaaw moom tamit jëm ci côté li ma waxoon sànq mooy côté Russie léegi loolu nar a xañ tubaab yi benn parti boo xam ne bu am solo la ci Afrique muy Afrique centrale loolu xëy na naam fi mu nekk nii yëf yi yëngatoogul mais bu kenn jàpp ne ëllëg dina jur jàmm ndax Russie naam ñëw nañ ci wane ne ñoom dañ ñëw pour jàppale africains yi comme ni ko xëy na chinois yi di defee pour njariñu africains yi mais chaque fois seen intervention ñi intervenir du nekk lu désintéressé mënoo wax ne dañuy ñëw di ko def ngir yàlla dañuy ñëw di ko def parce que suñuy kanam da leen a neex ñoom ñëpp noot ñu lañ bëgg jëriñoo ressources yi fi nekk lañ bëgg parce que xam nañ ni buñ dee wax ressource dëgg tey ci àdduna bi Afrique la buñ dee wax avenir u àdduna bi Afrique la amuñ fi woon trop tànk tubaab yi xeex nañ leen fi depuis jamono yu yàgg rawatina ci guerre froide bi ba seen influence ci Afrique dakk daanaka léegi bëgg nañ dellusiwaat duggaat ci yeneen prox ndollu ndax gis nañ politique gu Chine gis nañ ni chinois yi naxantee def ba dugg fi xëy na xam nañ li ci chinois yi jëlee ci njariñ ñu ne ñoom itam nañ jéem a jaar noonu xëy na li kàttan gi nekk ci chinois yi ci wàllu alal newul ci ñoom mais am nañ industrie militaire bu am doole boo xam ne mën nañ ci dimbali africains yi ku soxla ci ñoom ñu jàppale la ci chinois yi seen capital lañ yor jàppale ci africains yi soi-disant ñoom ñi nga xam ne ñooy les Russes ñoom ñu ñëw ci wàllu militaire nga xamante ni daanaka kenn rawu leen ci àdduna bi daanaka laay wax léegi li tax ma ni mën na bañ a jur jàmm mooy fan yi jàpp nañ fa benn ancien militaire français boo xamante ni dafa doon dugal ay armes yu takkoo takku sax Centrafrique ñu jàpp ko fi mu nekk loolu indi na benn crise diggante France ak Centrafrique français yi ñi ngi daan def ay pression ci régime bi fa nekk pour ñu libérer ko mu ñëw parce que saa su nekk rek noonu lay demee bu tubaab yi ñooy def seen i ñaawteef ñu jàpp leen nga dégg seen médias yi jóg di ko wax ci façon boo xam ni di ko dédramatiser di wane ne yëf yi àggul fenn fii melul nii dañ koo bëgg a politiser waaye nangam sangam ak yu mel noonu ak di remettre en question version bi nga xamante ni bii réew ma loolu concerné joxe na ko mi ngi mel ne arche de Joe bi nga xamante ni fii Niger ay nit jugoon nañ fi jóge France ci benn ONG ñëw fi jël fi ay xale yu ndaw yu bari ne dañ leen di yóbbu pour dem adopter leen France ci loo xamante ni bi teguwul ci dara lu officiel daanaka dañoo nax seeni waajur ba jël xale yi dajale leen bëgg leen a yóbbu far ñu jàpp leen
gis nga loolu français yi niñ ko nëppalee fexe ba ñi nga xam ne ñoo ko doon def ñu daal di leen di rocc ndànk yóbbu leen France ne dañ leen di juge tëj leen bañ leen yóbbee daanaka dañ leen a bàyyi ñu dem seeni kër ñu jël mbir ma nëppal ko bu doon un africain moo ko defoon France kenn dootu ko nettali ci këru àdduna mais comme ñun am nañ ci ñoom ragal ak complexe bu toll ne buñ ñëwee def ñu ñaawteef yu mel noonu def ko suñuy doomi réew bu seeni état jógee fëgg table bi réclamer leen ne nañ leen indi ñu daal di leen jël jox leen pour ñu respecter ñu dina jafe loolu gis nañ ko fi encore léegi kon bois jooju lu mu def noonu lan la si jublu woon arme yooyu mu doon dugal foofu pour armée ñan la ak pour xeexloo ñan la lu jar a lijjanti la kon nga gis ne déstabilisation yi ñuy déstabiliser suñu réew yi ci rébellion yi ngay dégg ak arme yi ñu yor fan lañ koy jëlee lu bari mi ngi ci. beneen bi nga xamante ni sujet bi nga xam ne dañ ci ñëwaat mooy Rwanda Macron dem na fa bi ñu def ay commémoration ci seen génocide bi nga xamante ni 1994 rey nañ ci lu ëpp million wi doomu aadama. si loolu bu fekkente ni xool nañ conflit boobu nga xamante ni bi moom moo am fi nga xamante ni mooy Rwanda ba jur génocide bi li nga xamante ni moo ko déclenché dëgg-dëgg mooy attentat bi nga xam ne 1994 def nañ ko ci aéroport Kigali te daaneel Falcon 50 bi nga xamante ni ci la ñaari président yi nekkoon muy Habyarimana ak beneen président bi xaw ma jàppatuma turam ñu rey leen mi président Rwanda ak président Burundi te opération boobu opération bu sophistiqué la boo xam ne nee nañ armée wu Rwanda ak armée wu Burundi amuñu woon mën-mën ci mën a def opération bu mel noonu boo gisee loolu nga xam ne moom moo déclenché coow li dëgg-dëgg gëstu bi ñu ko war a gëstu ak enquête yi ñu ci war a def pour xam ñan ñoo def opération boobu ba léegi xamuñu ko te loolu moo déclenché yëf yi te fi ñu war a xool pour gëstu pour jàpp ne xëy na fa la loolu jógee ci tubaab bi la te jamono bi ñuy def loolu aéroport bi nga xamante ne ci lañ ko defee aéroport Kigali dafa nekkoon suufu protection wu ONU mission wu ONU bi nga xamante ne bi moom moo fa nekkoon xaw ma MINURCA la tuddoon yaakaar naa moom moo doon protéger aéroport bi kon loolu bu fa amee opération bu mel noonu am fa ñu daaneel fa avion boo xam ni ñaari président wu réew ñoo ci nekk ONU war na mën a def enquête pour xam loolu ku ko def mais loolu moo ko déclenché xeex ba tàmbali guerre civile am ñu rey ci ay junni doomu aadama lu ëpp million ngi doomu aadama ñu wan nit ñi ne Hutu yi ñoo doon rey Tutsi yi français yi Tutsi yi lañ jàppale woon nee nañ ñoom jàppale bu ñu leen jàppale dafa nekkoon lu aveugle loo xam ne xooluñu woon seen bët ci réalité bi ba gisuñu woon génocide bi am d'après li ñu wax ci excuse yi ñuy ut nee nañ gisuñu ko woon waaye seen loxo génnul ci yëf yi ni mu demee ak li fa am mais chaque fois am nañ kàttan ak mën-mën ci après soppi fee yi fexe ba layal seen bopp wane ne ñoom defuñu dara au contraire sax ñoom ñoo fa nekkoon jiite woon benn mission boo xam ne ñoom ñoo doon jéem a fexe moytandiku xeex bi ak guerre civile bi ak ay bakkan tuuru ci ba ñoom ñu rey ci sax seeni soldats chaque fois loolu la ñuy wax au contraire wëlbatiku di victimiser wu. bi nga xamante ni guerre bi tàmbali na Paul Kagame mi fa nekk te ñu bari jël ko tey def ko benn président modèle di ko coow di wane ne réewam dafa développé réewam dafa lii mais mën nañu wax ne chef rebelle la woon parce que seen front populaire boobu noonu pour le Rwanda moom moo ko jiite woon nekkoon chef de guerre dañoo xeex kay ba ñoom ñu gagné génocide bi jeex ñu dem ci nguur gi te chaque fois ki gagné mooy bind histoire mais loxoom génnu ci te bu yemoon ci loolu sax ñu mën a wax mais Benyamin Mulenge yi nga xam ne ay Tutsi la ñu nekkoon Congo Kinshasa nekkoon Congo République démocratique du Congo ak ñaawtee fi ñu fa def mais loxoom mosu cee génn ndax ñooñu ay rebelle lañu woon ñu nekkoon foofu noonu ci nord bi fu mel na Goma nekk fa façon ñaawteef bu nekk def nañ ko fa te moom moo leen ngemboon ku nekk xam na loolu kon koo xamante ne def na fi ñaawteef yu mel noonu mais africains yi am nañ mémoire courte bu toll ne fàtte nañ loolu yépp léegi comme ginnaaw bi war na ginnaaw français yi ndax problème bi ni mu demee ci jàpp ne français yi dañoo féete woon ci côté kii Hutu yi sànq xëy na dama jum ne Tutsi ci côté Hutu yi la français yi féete woon léegi moom Tutsi la moom moo jiite woon
mën naa wax ne rebelle Tutsi yi nga xamante ne ñoo doon xeex te jàppalante woon ak waa Uganda ndax mook Yoweri Museveni mii ñoo bokkoon xëy na seen démb ànd bi nga xamante ni moom moo jiite Uganda. léegi bu nga xamante ni bi xëy na am na problème ak français yi moo leen ginnaaw daal di dem ci côté anglophone bi dem ci anglais yi ak américains ñoo tàllal ko seen loxo jàppale ko tatagal ko protéger ko il est inaccessible mu nekk fa depuis boobu mi ngi fa ci réew ma mi ngi jiite depuis xaw ma sax ñaata at ba léegi mi ngi fa di jiite te pourtant africains yi dañ koy wane comme quoi ne moom démocrate la boo xam ne defar na réewam set na réewam dina réewam laa na mais ñaawteef yi mu def ak li nekk ci ginnaaw ak yooyu fàtte nañ ko voilà léegi merente woon nañu ak tubaab yi ci tubaab yi junj buñ doon junj loxoom laal bu mu laal ci yëf yi ak junj buñ doon junj ne ñoom yëf yi taxewuñ ci nañ ko xool feneen ci ñi nga xamante ni ñoo def ñaawteef bi ci ñiñ ci jot a jugé ci seen tribunal boobu nga xamante ni bi defoon nañ ko tribunal pénal pour le Rwanda bi ñu monté woon jot cee jàpp ñenn jugé woon ci wax ci tamit ci wàllu rajo des Mille Collines boobu nga xamante ni moom moo doon prêcher di wax te di ñaax nit ñi ci pour ñuy pousse di dem di rey ak di def ay ñaawteef ak ñenn ñoo xam ne laal nañ ci église bi ñu poursuivre leen. léegi nag loolu chaque fois version boobu ñuy joxe ak version bi français yi di joxe ak ñoom seen version loolu indi woon na tuuti ay problème boo xoolee ñi ci wax dëgg te nit ñi duñ leen déglu kenn ki benn général canadien la boo xam ne moo jiite woon mission ONU bi fa nekkoon keneen ci belge la boo xam kenn ku nekk ci ñoom ñaar bind na ci livre joxe ci ay version def ci ay révélation mais lu ci bëri ci ñun duñu yittewoo loolu RFI la ñuy déglu wala France 24 moo tax pour ñu xam dëgg-dëgg réalité bi am fii si suñu réew ak Afrique li fiy dem dina jafe si ñun trop li fekk ñi ngi continuer di déglu suñu rajo wu propagande yooyu nga xam ni yàpp africain yi weesuwu ko installation bi mu installé wu fii sax ñu jox leen ay fréquence u FM yabaate la rajo yoo xam ne français yi seen bopp daanaka duñ ko déglu xamuñu ko mais dañ koo def uniquement mu nekk ay rajo ñu koy tuddee l'actualité internationale la rajo mondiale rien du tout mais fii lay ñëw en Afrique ñu koy déglu mu ñu jox version yoo xamante ni si sax suñuy xew si suñu réew luñ leen ci neex lañ ñuy wax ay élection day jot sax ñuy prédire ay victoire bi fan la jëm ak normalement kii moo war a gagné ak xëy na nangami % di préparer nit ñi ci seen waa ji nga xam ne moom lañ bëgg ñu gagné di chaque fois noonu la ñuy def voilà léegi nag ñun ñu toog ba léegi di déglu seen i wax. léegi kon foofu tamit gis nga temps yi Macron dem na fa nanguwul nay jéggalu ndax avant loolu rek yàggul dara Balladur déglu naa ko ñu invité ko muy wax ne France amul di excuser wu ndax France li mu waroon def na ko te sax. au contraire dañoo dem foofu protéger vie yi nga xamante ni mooy vie wu Rwandais yi pour bañ ñu rey ko ba ñoom seeni doomu réew ñu rey leen ci kon France amul pour excuser wu wax ay waxam après dem ne ñoom defuñu benn faute affaire yu mel noonu. léegi Macron dem fa bi mu fa demee tamit jéem na raayal Kagame ba Kagame ne moom li mu def discours bi mu def courage la accepté na ko pour ñu jéem a parce que il a intérêt ndax dañu gis ne France mi ngi commencé di ñàkk Afrique. loolu ñuy def noonu ci di dem di neexal algériens yi di dem di neexal burundais yi di dem di fa wane benn ñàkk jom gi gënalu leen neexul seen classe politique bi mais amuñ ci pexe ndax dañoo gis ne am na ay ponkal yu jug ñëw di xëccoog ñoom Afrique fi mu nekk nii te bu ñu moytul dina ñàkk liñ fi amoon léegi moo tax fi mu nekk kon dañuy ñëwaat jéem a yeesalaat seen diplomatie bi Jean-Yves Le Drian mi ngi fi di dugg ak a génn di ruutale ak raatale il faut faire très attention voilà déstabilisation ñi déstabiliser suñu réew yi ñaaw na trop niñ koy defee te lépp pour gën ñoo jekku bëgg fee gën a installé wu bañ du leen fi jële bañ du leen fi génne sentir nañ ni africains yi ñu ngi commencé di fippu di commencé di doyal ci nooteel gi nga xamante ni français yi noot nañ leen ko ndax gisuñ suñu bopp bu fekkoon dañoo jàppalante ñoom ñu nekk puissance ñu jàppalante ak ñun di ñu jàppale ci wàllu suqaliku ak jëm ci kanam loolu amul problème parce que partenariat mën na am le fait que ñu nekk ay français waruñoo déranger ñun ak ñoom suñu histoire yàgg na waroon nañ mën a jàppalante ak ñun ñoom ñu yéene ñu jàmm ñun ñu yéene leen jàmm loolu waruloo nekk benn problème mais bu fekkente ni ànd bi ci kaw ay nax la tegu ci kaw nooteel la tegu loolu wax dëgg yàlla tamit waruñu continuer di ko nangu am nañu sañ-sañu dem ba jamono ñu ne gisatuñ suñu bopp ci ànd bi nañ jéem a seeti keneen ku ñu mën a àndal te am na ñu bëri ñuy tàllal loxo ñoo xam ne mënuñ leen tudd fii sax ñëpp ñu bëri ñuy tàllal loxo ñoo xamante ni
àndoon ak ñoom lim ñu doon jëriñ moo ëpp foofu la ñuy continuer di ko ànd ak français yi voilà te du dara ci ñoom ñu ñëw ci suñu réew yi di ñu déstabiliser saa bu ñu demee ba yaakaar ni seeni intérêt menacé wu na voilà déstabiliser ko indi fi ay jiixi jaaxa ñëw dugg ci yëf yi def ci lu leen neex loolu moom lu leen yomb la moo tax kon daal ala kulli xaal li ma bëggoon rek mooy def benn jaar jàll ci li xew jamono yi Mali nañ ci bàyyi xel kon dégagé nañ ki nga xamante ni mooy Bandaw ak Mokhtar Wane teg nañ fa keneen koo xamante ni nee nañ ko na formé gouvernement wam boo xamante ni ñoom militaire dañ ciy gis seen bopp ndax kële dafa dem ci français yi biñ ko waxee ne ko na jiite transition bi mu dem ci français yi dicté ko seeni règle mu ñëw bëgg a appliquer loolu militaire yi ne du ci dal loolu moo indi problème bi gars yi dañoo nekk ci jamono ji di fippu pour jéem a demal seen bopp uti ji beneen partenaire bu dul français yi moo tax boo gisee li militaire yi def fan yi ci destitué waat jëlee fa ñi nga xamante ne bi mooy Bandaw ak Mokhtar Wane mu metti français yi ñuy wax ay waxi sanction ak ay kenn xamul li nga xamante ni moom mooy li xew Tchad ci rey bi ñu rey Idriss Déby war nañ ci bàyyi xel jàngataat ko xool ko bu baax xam ne am na yeneen mbir yu nekk ci ginnaaw yu dul façon bu yomb bu terre à terre bi ñu ko waxee ci ay RFI ak ay France 24 coow li xew fi nga xamante ne mooy coow li xew fi nga xamante ne mooy Centrafrique ak ingérence bi nga xam ne Russie def na ko fa am na africains yoo xam yu bari ñu ngi applaudir des deux mains ci jàpp ne loolu exploit la loolu lu baax la di wax les Russes naan leen marhaban mais li ñuy def xamuñu ko parce que seen milice yooyu ñuy bàyyi ñëw di installé wu seen réew yooyu dalul xel wóorul parce que armée bu officielle sax ñëw ci façon bu officielle installé wu ñu xam ne ñii dañ fee ñëw jàppale sa réew moo gën a tane sax au moins nga bàyyi ay milice ñëw di dugg ci réew mi di fi indi ngànnaay di tàggat ay nit bul xam ëllëg lan la fiy jur africain yi waruñu nangu loolu jàppante bi ñuy jàppante diggante ñoom grande puissance yi ñi ñuy tuddee grande puissance yi ci Afrique fii suñ moytuwul ñun africains yi lu bari ñun ñoo ciy yàqule ndax xëccoo bi nga xam ne ñu ngi ko fii xëccoo am na langage diplomatique bu ñuy tenir ci kaw boo dégloo Jean-Yves Le Drian bi ñu ko laajee temps yi TV5 defaloon na ko fi benn interview ci xëy na intervention wu les Russes ak yu mel noonu muy wax d'une manière xëy na diplomatique ci ne am nañ droit bu ñu demee gis benn réew bu leen war a mën a jàppale loolu fa ñoom am mais loolu nañ xam ne yëfi diplomatie la loolu ak liy xew ci suufu table yi bokkul te liñ jàpp waa ji ñu fa jàpp fan yi mu fay dugal ay ngànnaay firnde la ci ne li ñuy wax ci kaw ak li ñuy def ci suuf di ko rumanaat ci suuf bokkul kon buñ jàngatee yooyu ci jàngat bu gaaw war na tax ñu gën a ubbi suñuy bët ñun africains yi suñuy njiit gën a am fit gën a am fulla gën a timit am xereñ ak moytandiku loolu daal laa ne woon naa ci xëy na dellusiwaat ñu gën a bàyyi ci loolu xel ñaan yàlla rek li ñu nekk ci suñu réew yi ci jàmm ak néew yàlla sàmmal ñu ko ba gaay bañ ñu koo yàqal ndax seeni intérêt lu mu leen jaralul amul wasalaamualeykum wa rahmatullah